yaa ngi def ay projections peut-être l'un camp ou l'autre di def ay projections pour mën a jiitu xëy na ci xelu nit ñi. c'est fortement politisé. man moom loolu laa gis. parce que dafa am Sénégal chaque fois balaa ay ressources di fi feeñ lu ñu doon faral di gën a wax mooy sunu ressource c'est humaine. parce que dafa am benn dimension spirituelle boo xam ne sénégalais yi dañ fa yeggoon. ak intellectuel. loolu moo tax ñu naw ñu fépp ci àdduna bi nag. moo tax ba foo dem ci àdduna bi di nga fa fekk ay boroom xam-xam sénégalais. ci wàllu wu nekk. parce que ay nit lañ yoo xam ne ay références lañu woon ci côté boobu. mais lépp nag dafa am ci lu mu lalu. mooy aussi ci par rapport ak éducation bañ daan jot ak nañu meloon surtout. parce que aspect humain boobu man moom laay gën di gis ñu koy ñàkk. te réseaux sociaux yi effectivement daf ñu see dimbali lu bari. parce que da ngay gis saaga yi. da ngay gis parloo boo xam amul limite ba si ay nit yoo xam ne ndeysaan dañuy fàtte li ñu bokk sax pour ñoo xam ne xamuñu ne ñoom ñi ngay dund mooy maag yow tey mën nañ bokk di jote ci dossier boo xam ne non seulement xamuñu lu nekk ci biir mais ñi tax ñuy wax sax ñooñu xamuñu ne ñun ñi ngi dund donc nit da ngay dellu siwaat ci sa bopp lépp looy analyser rek nga yem ci fa nga war a yem waaye tey sincèrement man déception bi ma ci am mooy ci côté politique bi après côté humain bi parce que dama naan ñaari victime finalement la ñu créé. parce que boo xoolee Ousmane Sonko c'est un personnage public. un opposant un homme politique. donc turam mën naa ko di tudd et cetera. xale bu jigéen bi man xaw ma sincèrement ay turam ak nu mu mel ak la mu doon ak xale bu am 20 ans. dans une société boo xam ne da ngay gis ay nit yu toog naan la ñun 40 ba 50 ans la ñuy am man mais bu ñuy wax dañ la naan ñun ndaw yi. parce que malheureusement société la boo xam tu as l'impression que dans les pays développés 25 ans mooy presque foo xam ne boo ko amee ñemetoo taxaw di classer sa bopp ci ndaw yi mais tey suñu statut social moo ñu yóbbee loolu donc xale yu am 20 ans bu ñu mënee tey leneen jaaroon na fi ci beneen xale bu jigéen aussi bu am 20 ans daf ñuy delloo si lan que ni peut-être ci suñu société ñun war nañ gën a xoolaat ni ñuy encadrer suñu ndaw yi parce que 20 ans am na fu mu la war a fekk bu la fekkul ngay jàng di sàkku xam-xam war na la fekk ci métier bi nga xam ne peut-être dañ la ci préparer woon mu tolloo ak at yi nga am mais tey xoolal ñi ngi fa la ñuy kale foofu nag ñun ñi nga xam tey yàlla may nañu foi am lu ñu bind benn affaire daal di def le terrorisme intellectuel dañ ne am na élection yu fi jàll man dama naan la ay seen kër lañ tëdd pour des calculs politiciens ki ñëw deuxième dem seeti ñu ne sëriñam la seeti ki jël troisième noppi parce que wóor na ko ne peut-être bu waxee bu coow jubee nit ñi ki jël deuxième moo koy ëpp avantage pour bañ kooku profiter ci mu toog ni nemm kooku tey su wootee ay jeunes dem buntu këram parce que lan moom moo génn dem di dox di dem ci ay salon de massage ak yooyu mais kooku ça n'engage que lui loolu côtéem la c'est sa vie moom am na droit amu ci droit c'est sa vie mais li jëm ci wàllu politique mënuñu fa orienter nit ñi ñëw bëgg ñu gëmloo ni affaire bi c'est strictement ay piège la et cetera nañ ko démontrer lu waaye di wax rek nañ ko xamante ne ñoom ñoo ko dimbali ci li mu waxoon ne loolu la bëgg il faut arrêter il faut ñu xam lu ñu bëgg mais y a ça mais y a également ces petites infos qu'on fait fuiter vrai ou faux mais loolu laa lay wax y a que de la manipulation da ngay toog fii di gis tey ñu wane lii suba ñu wax lii ku nekk xam nga mu mel ni rek ay nit yi nga ñun tey dañoo toll ci suñu dund foo xam ne suñu diggante ak yàlla rek la ñuy sàmm kenn jaralu fi ñu ñuy wax loo xam ne gëmuñu ko bu ñuy wax ñu wax ju gàtt wane ne yónnee nañ ko convocation bu du ci dem parce que député la na jaar fi mu war a jaar léegi li ci des accusé nañ ko li mu ko accusé rejeté nañ ko d'accorduñ ci amul bu leen neexee waaye nag leneen li ci topp ci communication bi mooy lam fa doon def ak lu ko fa yóbbu mais loolu il faut mu dem leeral ko tout à fait parce que aussi dañu nekk ci dëkk boo xam ne man mënuma accepter nga ñëw ni ma nit ki damay xeex injustice parce que ñi fi nekk yor nguur gi lu leen neex la ñuy def ma ànd ci ak yow ci xeex boobu nga ñëw ne ma su ma amee statut député suñ ñëwee accusé ma dara du ma dem parce que lii moo tax mooy ne forcément nguur gi moo war a nekk ci ginnaaw non da nga doon football attaquant nga yaa ngi attaqué di attaqué léegi attaqué nañ la da nga war a défendre fexeel ba défendre bu baax boo fa jógee nga contre dem dugali parce que affaire bi gis nga bu leeree moom Sonko ci kaw lay dem bu ñëwee daal li leeral dëggal boppam wane ne xoola fii tous ba xale bi sequñu dara et cetera mais dafay génn am ndam renforcé wu mais bu fekkee dafa dem ñu taxal ko ndax xam ne nag
beneen affaire mooy moom dafa am image bu mu ñu jaayoon. am na ñoo xam ne ñooñu mooy 15% yooyu ñoom dañoo gëm ñëw dugg. am ñoo xam ne waaye ju ñu àndoon nag dem na defi mburoog soow ak yooyu ñu bàyyi ko fa di jéem a xool ñoom fa ñu jëm léegi. am ñeneen ñu nga xam dañu toogoon daal di gis ne li ñu soxla sur le plan spirituel parce que ñoom sellal la ñuy xaar parce que jàpp nañ ne nit yu jub bés bu ñu yoree Sénégal dina dox. ñu gisoon loolu ci moom. léegi aussi ñu doon jox seen militants yi. 10 000 francs ñu def ci crédit. nekk di am ñu muy défendre. phénomène boobu léegi amatul wax nga ko léegi. da nga wax loo xamante ni dafa dëppoo ñoom ak ñoom li ñu bëgg nga waxee ko noonu. ñu commencé di la daggal ay saaga ndey. bu fekkente ne nag yow li nga wax peut-être que daf leen neex ñu tàccu la moo tax fii kuñ ciy tàccu rek na nga xam bu baax. yow li ngay wax lan la parce que ñi la tàccu tey su ëllëgee mën nañ la saaga mais ñi la saaga tey aussi tamit mën nañ la tàccu. manipulation bi nag dafa jéggi dayoo ci dossier bi. moo tax lépp lu ci waaye wax na nga xool sa digganteeg suñu borom. ndax ëllëg su amee doo am gàcce. parce que jusqu'à la preuve du contraire kenn neewul ni Sonko moo def kenn neewul ni xale bu jigéen tamit moom moo toor. parce que la xew foofu ñoom ñaar rek ñoo ko xam. tey li ñuy xaar ci justice encore une fois man dama koy wax parce que dossier bi am na ay dossiers yu fi jot a jaar ñu jàpp ni dafa am politique. mais bii tey ndamal justice tey mooy mu def kéemtalaay kattanam. parce que ci 3e point bi ñu ngi demander le parlement à ce que ñu am déposition wu benn ci témoin boo xam ne dafa tudd benn député bu nekk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. nga xam ni kooku itam moo nar a sëgg ci mbirum nu ñuy def ngir yëkkati mbalaanu kër la